suñu ci doon joxe benn définition bu standard lan lay doon. waaw définition bu standard buñ ko mën a jox mooy lépp loo xam ne ndono la. jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mu doon ko ci 124 000 prophètes yi tënk ko synthétiser ko bàyyil ko fi awliyaullah yi ñu koy donnante ba ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. parce que boo ko xoolee ci jàngat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa def lépp dafa daje woon ci loxoom. ndax boo ko xoolee yonent bu nekk yàlla sagesse la dénk la benn sagesse nga ko doon doxal mu wëlbati ko sagesse boobu yàlla synthétiser ko si alhikmatul fardiya waaye muy la sagesse de la singularité yàlla jël ko tënk ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy synthèse u sagesse yëpp bi mu fiy jóge ñu aj sagesse bi def ko martaba nitu yàlla yi di ko donnante mu ñëw ba ci Seydina Cheikh mu nekk al martabatul fardiya martabatul fardiya boobu nag ñu donn Seydina Cheikh je ne parle pas de ses successeurs mais de ses héritiers maanaam waarisam ñu donn ko xaqiqatan kenn ku ci nekk ci ñoom toog nga ci martaba bi boo xoolee Serigne Seydina Cheikh toog na ci Seydi Hadj Malick toog na ci Cheikh Omar Fouti toog na ci donte 24 heures la bi mu paree sëñ Babacar Sy ci toog keroog bi nga xam ne waa daayiratu saalihin bind nañ ko lettre bi baxil naa bi maa fi saalihina minan nada wa anta li maa fi saalihina mu tammimu Serigne Cheikh lettre bi ñëw sëñ Babacar Sy woo ay njabootam jox leen lettre bi ne leen waa daayiratu saalihin dañ ma bind lettre ne ñi ngi réclamer sama ruux ndax tamit maay seen prince héritier ndax waa daayiratu saalihin bu ñu leen doon nas ci càkk sëñ Babacar Sy mooy peru diggal bi waaw bu ñëwul rek dafay am lu manqué te gis nañ ne jamono xamatuñu valeur am ñu réclamer mu dellu si ci ñoom Serigne Cheikh ne ko demal doucement waaw demal tranquillement ndax sa dund diine la sa dem trésor la xayaatu ko lil islaami maanan wa maanamu waaw mu ne ko waa martabatul fardiya bi may liggéey ndax maa ngi koy liggéey 12 ans pareegu ma ci Serigne Cheikh ne ko dinaa ko transformer en falsafatul fardiya c'est-à-dire la philosophie de la singularité kon nga yëg ne li mu yor ndono la boo xam ne ci yonent bi la jógee bi fi yonent bi jógee ndono gi dafa tas ñu séddale ko ci nitu yàlla yi kenn ku nekk ñu jox la tolloog sa sainteté ak la tolloog sa dimension intellectuelle yàlla def bi Seydina Cheikh di ñëw moom mooy deuxième personne bi mbir mi dajewaat ci loxam gannaaw yonent bi ñi nga xam ne ñoo ko fa jiitu woon ci ay nitu yàlla ñu dajaleel ko avant muy ñëw jox ko de manière très mystique mais ñi nga xam ne ñoom la jamonoon tel ñu ne ko fokk nga def effort dem jëli patrimoine boobu mu dem jëli leen moo tax mu jaar ci 39 confrères yi ba mbir yi dajewaat ci loxam keroog bu muy dem mu ñëwaat ci loxo Cheikh Omar Fouti radiallahu taala waaye moom tamit yàlla def mission am yeggul mu def suicide tënk ko ci enveloppe bàyyil ko fi Seydi Hadj Malick Seydi Hadj Malick laata muy juddu mbir mi daje na ci loxoom fekk ñëwagul bi mu ñëwee nijaayam jox ko donc Seydi Hadj Malick c'est la troisième personne bi nga xam ne la daje woon ci loxo yonent bi dajewaat ci loxo Seydina Cheikh ci moom la dajewaat mag ñi nga xam ne ñoom la bokkoon jamono ci wàllu tarixa bi amoon yaakaar ne gannaaw Maodo ñoom tamit comme ay Maodo lañu ni moom ndax formé na leen mën na am mbir mi teer ci seen loxo waaye yàlla def sëñ Babacar Sy judd mu teg ko ci loxo sëñ Babacar Sy moo tax conflit yi am ginnaaw sax Seydi Hadj Malick du conflit wu opposé sëñ Babacar Sy mais dañu seen yaakaar dafa tas ndax dafa tëxu ci kër bi mu ñëwee ba kër Maodo tak fa te ñu yaakaar ne kenn ku nekk ci ñoom war na jël patrimoine boobu yàlla di def ñu espoir renaître ci ñoom ñu dem ci sëñ Babacar Sy jege ko waaye yàlla di def le 25 décembre Serigne Cheikh juddu ñu xam ne nag mbir mi jeex na jaf xal-xalam moom moo synthétiser tout l'héritage bi nga xam ne moo dajale ci yonent ba fii donc ce patrimoine là c'est un patrimoine très riche c'est un patrimoine culturel mystique et intellectuel boo xam ne Serigne Cheikh moom la garder fii pour jeunesse bi. Merci Mohamed xam naa moom daf ñu defal historique gu patrimoine bi voilà surtout l'historique et c'est très important tey fi mu jaaree jóge ci Seydina Mouhamad jóge si Cheikh Ahmed Tidiane Chérif El Fatimi jóge si Mouhamadul Ghali Seydi Hadji Malick Sy Cheikh Omar Foutiyou Tall Seydi Hadji Malick Sy yegg si Serigne Babacar ba ci borom 15 mars bi wante tey Mohamed Sané li nga xamante ne fi ma bëgg juste rek moom mooy wàllu patrimoine culturel boobu noonu parce que tey mën nañ ne ci wàllu bind surtout ci wàllu bind Serigne Cheikh c'était quelqu'un boo xam ne moom laa leen doon wax sànq ne leen man à l'école suñu ma daan jàngal dañ daan wax un grand philosophe mais ma demee ba màgg laa xam ne un grand philosophe boobu Serigne Cheikh lañ doon waxal surtout ci côté patrimoine culturel bi waaw côté patrimoine culturel bi Seydi Hadji Malick Sy dafa defoon appel Allah ya bani hadha zaman da'awtukum li ihya diini bil ulumi ajibu ba mu defee appel nag benn sëtam bu ñuy wax Serigne Cheikh Tidiane Sy jóg taxaw
ni afnaytu asbaabal xayaati dirasatan lu tax muy bind lu kenn bindul dafa xam lu kenn xamul parce que bépp xam-xam bu aju ci connaissance intellectuelle jàng na ko ba mat baromètre bi bépp xam-xam bu aju ci connaissance intelligible jàng na ko ba xam ba nekk baromètre bi moo tax mu mën see bind loo xam ni jamono dootu ko weddi ba mu jàngee xeetu xam-xam yëpp nag ba xam-xam yëpp daje ci moom moo tax sëriñ bu ñuy wax yaa ngi wax sànq philosophie yi grand philosophie yi ñuy wax mais philosophie yooyu ñuy wax bu ñu jàngee seen bind bu ñu jàngee kilifa goo xam ni dafa am xam-xam ba pare am jikko dañ leen di xeeb ndax dañ naan rek philosophe temps waxoon na lii mais li Serigne Maodo si waxal Serigne Cheikh Tidiane si ne an yaa fay la souffalanceri et que yaay suñu philosophe jamono lu tax parce que si xam-xam bu gën a kawe lay àddoo waaye buy jëf aussi si jëf yu gën a kawe lay jëfe donc philosophie nag savoir la ak savoir faire nekkul xam-xam kese mais wax la kaddu la muy verbe ak action te société si ñaari yooyu lay dox mais moo tax patrimoine bi dafay nekk xam-xam boo xam ni dafay jur jikko waaye xam-xam boo xam ne aussi dafay judduloo jumtuwaay. effectivement maam comme ni nga xamante ne dégg Mouhamed Sané indil nañu une bonne définition ci patrimoine culturel bi wante dañu gis ni dafay nekk patrimoine culturel boo xamante ne pourtant bàyyi na ko fi lu yàgg wante jamono bu ñëw dafay dëppoo ak moom lu waral loolu. xam nga comme ni nga ko waxee Amina loolu moom mooy def li nga xam ne moom mooy patrimoine culturel boobu noonu nga xam ne moom mooy Serigne Cheikh xëy na mbokk bi ñëw na bu baax si silsila bi mbokk bi ñëwaat na bu baax aussi si patrimoine bi en tant que tel xam naa damay ñëw ci particularité patrimoine bi par rapport ak beneen parce que à chaque fois comme ni nga ko waxee dafay dëppoo ak jamono boobu noonu xam nga bu ñu xoolee ci côté patrimoine culturel boobu noonu xam nga mën naa ni fi ñu toll ñetti culture dañ ñu wër culture bu njëkk bi mooy culture asamaan ñu koy jàng à travers les écrits saints di ko jàng à travers l'histoire sainte beneen culture bi moom mooy les cultures traditionnelles mooy sunu mag yi li nga xam ni moom lañ fi jàlle moo lu dellu ci wàllu aada lépp li xam ne dellu na ci wàllu pénc Serigne Cheikh dafa peeg boobu noonu peeg aussi bi nga xam ne moom laa jëkk tudd beneen bi mooy aussi la culture occidentale bi nga xam ne jamono bi nga xam ne moom lañ toll kenn mënu ko aussi génnee donc ñetti culture yooyu nga xam ne moom moo nu wër yëpp lii def particularité Serigne Cheikh moom mooy dafa géeju ci culture yooyu noonu ba nga xam ne Serigne Cheikh bu lay waxal ci yàlla nga defee ni moom domaine boobu noonu rek la maîtriser Serigne Cheikh bu lay expliquer exactement mag ñi nga xam ne moom lañ ci doon dundee parce que moom mi ngi expliquer ni wax na ko si gàmmu bu mujj def mag ñu baax la réew mi am mais ba si waxu Serigne Mounirou Sarr ba yéen nu gën mag yu jëkk waaye ñun ñoo leen gën mag ñu mujj donc moom mu am chance exactement mag ñooñu nga xam ne yëpp nekkoon nañ fi mu côtoyé leen këru diine yëpp mën nga jël Tivaouane jël Touba jël Ndiassane këru diine boo tudd ci Sénégal rek Serigne Cheikh am na benn relation bi nga xam ne am na ko ak moom donc brassage culturel boobu noonu moom moo ko permettre mu am benn particularité boo xam ne am na ko ci patrimoine am te mooy boo jëlee culture asamaan Serigne Cheikh daf ci géeju ba fees nga jël culture traditionnelle bi nga xam ne sunu mag yi fii lañ nekk Serigne Cheikh géeju su ne ci ba fees nga jël culture occidentale bi nga xam ne aussi moom la ñu moom moo fi nekk xam ni jamono bi kenn mënatu ko daw Serigne Cheikh daf si géeju ba fees donc loolu mooy li nga xam ne moom mooy def particularité patrimoine culturel bu Serigne Cheikh xam nga loolu moo feeñ ba si li nga xam ne moom la fi bàyyi parce que li comme ni nga ko waxee sànq bi marché bi commencé ak léegi man dama commencé woon di def ay recherche pour xool patrimoine boobu nga xam ni bàyyi na ko fi exactement naka la ñuy fexee ba jëmmal ko ci société bi mais booy xool si man boobaak léegi rek li ma jotagum recensé gisagum naa sur côté causerie rek lu mu ci def mat na 162 causeries yoo xam ne animé ko du lépp nag mais li ma si jot a recensé yoo xam ne man mi xam naa ko mën naa leen wax causeries yi la 162 causeries li nga xam ne moom la def ci ay texte discours ak ay lettres ouvertes jot naa si liiragum yoo xam ne 36 la yoo xam ne def na ko te loolu noonu mooy li nga xam ne moom laa jot gum tuuti beneen bi mooy ci côté xasida aussi bind na si 88 yoo xam ni mën naa ni gis naa ko nii liir naa ko donc pour wax la ni loolu noonu aspect bu ndaw la si li nga xam ne moom la fi bàyyi ci patrimoine culturel boo xam ni ñun jeunesse bi war nañ ko mën a jël exactement ñu exploiter ko mën ko kii approprié woo te lu tax ma gën si wax ñun jeunesse bi moom mooy daf ko commencé moom dès bi mu nekkee ki nga xam ne tuuti tànk la parce que dañuy wax ni lépp loo xam ne jëm na ci wàllu alquran lépp loo xam ne jëm na ci wàllu ay connaissances yoo xam ne ci côté science islamique la pekk na ko à l'âge de 14 ans mais li nga xam ne moom mooy def un peu aussi différence su Serigne Cheikh moom mooy dafa juddu xam nga moom dañuy wax ni juddoom rek daf si am ñaari privilège bu njëkk bi mooy dafa nekk doomu Serigne Babacar Sy koo xam ni wilaayam kenn waxatu ko si jamono parce que ñoom ñaar dañuy wax ni Serigne Babacar Sy
wilaayam mu nëbb xam-xamam. mais maam Cheikh moom dañuy wax ni xam-xamam sax. moo nëbb wilaayam donc loolu pour wane richesse exactement patrimoine bi nga xam ne moom la am la. donc boo xoolee moom mu ñëw loolu muy benn privilège bi doom nekk doomu Serigne Babacar Sy beneen privilège mu nekk turandoom bi nga xam ne moom mooy Cheikh na Cheikh Ahmed Tidiane. moom mi nga xam ne moom mooy borom tarixa Cheikh. donc muy ñaari privilège